Rappelez 10 secondes. 3, 2, 1. Plateau Modou Mbaye. Mënoo tey gis ko loolu mënoo. taala micro bi ma xool taala micro bi. ci bopp xabaar yi bokk na ca ni ginnaaw ba leen yoon tegee loxo bàyyi nañu leen Ousmane Sonko Barthélémy Dias ak El Hadji Malick Gakou dañ ci ñëw ci biir xabaar itam ca dem gën a yaatoo ginnaaw ba nga xam tey ji attebal Barthélémy Dias ko mujjee dàq ba benn fan décembre gii waaye teewul suba tey ji mbir mi taroon na lool jàppal bàyyi la ak wiri ci mbedd yi Pape Madiakhaté Sarr ma nga ca woon daañu fi ñëw ci biir xabaar yi. Université Gaston Berger ba ca Ndar njàng du fa am ndax ñi nga xam ñooy waa SAES di professeur ñoo banque seen loxo ñaari fan lañu dagg teg ci taawal ni duñ ko jàngale ndax gis nañ ni na kër gay doxi de pôle ak yoon bokk na ci am tëj ban tëj compte université boobee ak it lam amee ci ak impôt bu war a fay état Sénégal dañ ci ci biir xabaar yi. doon ci bokk marchand ambulant yi maam ñuy jaay di wër ci mbéju Ndakaaru yi daanaka ñi ngi dund ay benk ña ngi koy tar yenn liggéey yeeg chantier yi ak pax yaak ñoom seen ak oto yu mag ya di ay ndëraan ak la ñuy yàq ak la ca aju lépp ñoom ña ngay dugg ko génn ci seen biir lu ni mel mën naa nit ñoom ak ngaañ dañ ci ànd ak gëstu bi Aïssatou Kane dañ ci boole tey jii gëstu bis bi tey fan leen di xamleel muy découverte ñu nga jëm ca île du Saloum war a ànd ak Adama Sarr ñu tëmb seeti île bi nga xam moo di Bosinkan foofee gox ba daanaka la mu bari ci am koom sakkan na waaye mun ñu ko mbelli maanaam mun ñu ko jëfandikoo ndax gox ba na mu tëjoo ràpp lii moo gën a fes niski ñu song faram fàcce gi. jëf candi bi ak ñun ITV faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci lu soxal mbirum yoon ak Barthélémy Dias mi xëyoon tey jii bëggoon a wujjim ci tribunalum Ndakaaru naam dàq nañu àtte bi waaye jàppale ni moom Sonko mujjoon teg loxo moom ak Ousmane Sonko ak El Hadji Malick Gakou bàyyi nañ leen sàng ni ba fi mu toll nii kon Barthélémy Dias moomee sax ma nga wutali këram ngir kon nekkaat ci ay soxlaam fàttaliwaan dàq nañu àtte bi incha allah ba benn fan décembre daañu ci ànd léegi ak sax yenn ci avocat waaye jàppaleen tey jii bëccëg bi guddoon na lool Barthélémy Dias ak wujjëm tribunalum Ndakaaru cortège ba yeex a yegg lool mu jiwul sax yegg waaye teewul amoon na jàppal bayal ci yoon wi ñu xuus del si wàcce fan jaar fépp ak wiri wiri bam ak reportage yu Pape Madiakhaté Sarr bàyyeekoo këram ca Mermoz ba 10h30 jotee ànd ak escorte bu rëy ngir dem ca tribunal bu Ndakaaru Ousmane Sonko ak Malick Gakou ànd ak moom ci otoom ay mètre laata ñoo jot avenue Cheikh Anta Diop élément gendarmerie yi bloqué leen dóor leen ay grenade lacrymogène takk der yi xamal leen ne beneen yoon lañu war a jaar ginnaaw waxtaan wu gàtt wu ñu am ak takk der yi Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ak seeni ñooñ daldi dëpp aw beneen yoon ci ginnaaw piscine olympique benn camion bu bip daldi bloqueeti seen cortège bi loole tax ba ñu daldi mer ba futu maire bu Mermoz Sacré-Cœur wax sax doomam ju góor ji mu daldi delluwaat ci oto ba mu nekkoon mbooloo mi tasaaroo ginnaaw grenade lacrymogène yu ñu dóor ci seen kaw oto yi ñoom di wéy seen ab yoon lu ko dalek place de l'Obélisque ba avenue Blaise Diagne jaaree ko boulevard du Centenaire oto ñoom Ousmane Sonko di dàkkante ak élément wu bipi Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko takk der yi xaw leen sonal ci digg tali bi ci mujjantal ga ñu daldi mujjee dugg ci ab kër bu féete ci rue 7 angle 16 bu Médina takk der yi wër koñ bi mujjee teg loxo ci ñoom ci kanamu Khalifa Sall ak Déthié Fall. jaajëf Pape Madiakhaté Sarr ci biir ñi àndoon ak Ousmane Sonko ma nga ca woon ànd ak Barthélémy Dias waaye itam kii di Khalifa Sall sax kàddoom jot naa jipp ak gunge gi mu doon gunge Barthélémy Dias di ko jàppal temps li mu gëm mooy politique moo laxasu ci boobu lépp convocation jëm ci mbirum Ndiaga Diouf mi ñàkkoon bakkanam ca atum 2011 ñu xuus ànd ci ak fàttaliku ak gëstu Pape Alioune Sarr.
Khalifa Sall nekk ci wetu Barthélémy Diaz nekk candidat am ci mairie Dakar moom mi jàpp ni na procès bi politique moo ko wër. li nga xam ni mooy la ñëpp war jàpp dañu yaakaaroon ni suñu réew comme démocratie yu mag yi la nekk ci démocratie yooyu justice nga xam ni entité la bu am solo ci état bi ak ci jeu démocratique day tere boppam di intervenir wala di def loo xam ni dana mën a impacter ci processus électoral exemple yu bari la xam ngeen ko. Pourquoi suñu justice parce que dama dégg procureur général naan dañu arrêté date bi avant mais date élection bi aussi c'était prévu avant su fekkoon ils étaient dans cette posture d'éthique et de non-implication et de non-intervention dans le jeu démocratique duñu arrêté date boobu. Justice nag dafa war a def liggéeyam ci indépendance procès bi nga xam ni renvoyé nañ ko ci 1er décembre lii soriwul dara li nga xam ni mooy élection locale Khalifa Sall di jàpp ni lii nag ngir gàllankoor Barthélémy Diaz ci mairie Dakar rek la. justice dañ nekk ci manœuvre yooyu mooy jéem tiital xoqatal wala dem a nasaxal candidature Barth à la mairie parce que fukki at ngay renvoyé am na loo ci dëgg man lu dul loolu mais dama leen di wax ni ce sera vain c'est-à-dire du sotti mënul ne et duñ ko nangu. ci diggante ku nekkoon mairie Dakar ak ku ko bëgg a nekk histoire moom day mel ni dafay ñëwaat ci affaire caisse d'avance Barthélémy Diaz moo nekkoon ci mbedd mi ngir défendre ki nga xam ni mooy Khalifa Sall jamono ji nag ci dossier Ndiaga Diouf Khalifa Sall moo jël li nga xam ni mooy relais bi. Pape Alioune Sarr jaajëf moo doon topp kii di Khalifa Sall ak Barthélémy Diaz ci seen ànd ak jàpp léegi lañ jàpp ni politique moo ko lal juñu naa ko sàng ci bopp xibaar yi dàq nañu atte bi ba weeru décembre ca benn fan ba maître Khoureyssi Ba bokk ci avocat yi layel Barthélémy Diaz ba ci kaddu leexal dàq ba lu ko indeek na mu dem teewlu kàddoom. affaire bi mu ñëwee ba léegi ñu ngi koy renvoyé tey nag dañu yaakaaroon ni comme jotoon nañu assignation pour le 5 juróomi fan yi passé que daañu ko àtte te borom mbind bi sax dafa ne woon tey moom dañuy àtte par force waaye suñu borom dogalu ko parce que moom ci boppam ñëwul dafa tardé ndax circulation bi avocat mi ñëwuñu man rek la yàlla def ma nekk ci salle bi avocat partie civile bi rek famille Diouf moo fi nekk mais moom ki ñu Cheikh Mbacké Sy bi moom rek moo ñëw ci ñuy àtte ñëpp ñeneen ñi kenn ñëwul te xam nga bi ñu àtte mbir mi motoon nañu fukk ak juróom kenn ci ñoom newu fi ñi gën nañu réew mi ñi kenn xamul fu ñu nekk ci convoqué nañ ba sonn terewul nag procureur général bi ñu laajee ndax am na observation moom dafa ne observation daal mooy nañu àtte affaire bi tey man bi ñu ma laajee ma ne awma observation nu président def baax na président nag comme moo yore dogal bi s'agissant de procès président bi gis ni dossier bi mënu ko àtte d'autant moins que Cheikh Mbacké Sy bi daf ko ne ana sa avocat mu ne man de sama avocat diw la waaye gisuma ko mu ne da nga bëgg mu défendre la mu ne waaw mu ne kon moom loolu rek war na tax mu dàq ko pour mu permettre ko avocat am taxaw. Maître El Hadj Amadou Sall suñu naataango bu baax moo ko war a défendre mais moom sax nee na ni ndax mën na changer avocat président bi ne ko loolu moom sa problème la bu la neexee l'essentiel dañu renvoyer pour que sa avocat taxaw comme ni nga ko bëggee su la neexee nga changer ku neex ngeen di ñeneen yaa 1er décembre jour audience la pour ñun donc soobee yàlla jour yëpp arrangé nañu parce que ñun dañ nekk à la disposition de la justice. mu doon kàddu maître Khoureyssi Ba leen ci wàllum yoon jàpp leen ko amoon na ay bataaxalub gàntal ni wooye ay recours coalition Yewwi Askan Wi doon ko def ca daanuk Ndar liste ba doon ko dàqoon ca dàq yu njëkk ya waaye yoon dogal na ni kon daañu kon mën a nangu préfet nangu na ko jamono jiim ginnaaw bi waa Yewwi Askan Wi dugalee ab bataaxalub gàntal ne ab recours kon lu mel moo tax sax kenn ci avocat Yewwi Askan Wi di maître Abba Talib Gueye ñëwaat na ci fanu jaar ba lépp teguwaat ci yoon am na lu mu ca dénk Momar Alice Nia na la cour d'appel bi àtte wax ne ñu autorité administrative bi li ma la sant léegi dama ne lu njëkk li mooy nangul liste boobu nga xam ne ci délai yi dégg nga mandataire national bi Déthié Fall yónnee na ko pour wane ne lii ñooy mandataires yi beneen bi mooy mandataire yooyu da nga nangu liste yi nga xam ne comme ñëpp ni ñu déposé da nga nangu ñu déposé ci commune yëpp
liste yi nga xam ne moom lañ yaakaar ne moom la ñuy demee élection kon ñuy rafetlu atte boobu ndax mooy atte bu juste la ndax nag nit ki nga xam ne yaa am sañ-sañ jox nit kàddu ab nga sañ-sañ dindi ko waaw boo ko dindee nag ka nga koy wax ne dindi naa ko warul la wax ne kooku na ñëw dégg nga kayit bi ma ko joxoon wane ne kat moom déposé woon na naka indiwaat xam nga kooku wax la loo xam ne rek teguwul fenn waaw kon ñu rafetlu vraiment lii nga xam ne cour d'appel désigné na ko. xabaar yi wéy duñ génn gu Ndar waaye des ci mbirum njàng mi jàppale ni kon yëngute am na ci université ba nduppee Gaston Berger ba ci daanuk Ndar foofee ña fa nekk ca syndicat bi nduppee SAES ñoo ba nga seen loxo ñaari fan la ñu jël ne ñu ne kër gay doxee dëppoo ak yoon moo tax ñu jàpp ne kon dañoo war a seppi seen loxo ci njàngale ma ngir won nguur ni ko soppi doxin mënta ñàkk lii moo tax ñu jibal seen kaddu ba noppi seenum ndaje nekkoon ci assemblée générale kii di docteur Nalla Socé Fall kàddum jib naag ba tey Momar Alice Niang li mujj si ci nga xam ne daf ñu bett sax mooy compte université yi nga xam ne dañ ko bloqué ñun dañu xëy rek ñu ne ñu université bi compte bi dañ ko bloqué biñ ko bloqué ba pare ñu dem tuuti ñu ne ñu waa ji nekk service fiscal jël na ci 50 millions ñu weesu loolu ñu ne jëlaat na ci 150 millions au total mu doon 200 millions boo xam dindi nañ ko ci compte université yi te loolu problème parce que université xam nga ne boo bloqué compte am wala nga jël fa xaalis di nga tax ne salaire yi kenn du ko mën a fay te loolu problème la et te loolu amul kenn ku ko mën a nangu te bu weesoo loolu nag xam nañ ne état du Sénégal joxe fi budget bu sincère budget yi muy joxe yëpp matalewul loolu moo tax chaque année dañuy jéem a taxale rek ba xam nan la ñuy jeexalee at bi et loolu nag boo ci boolee di tëj suñu ay compte saa yu la neexee te loo xam ne c'est illégal en droit même parce que ñun am nañ ay naatangoo yoo xam ne droit la ñuy jàngale gëstu nañ ba xam ne loolu kenn amul droit di ko def ndax compte université dafa sacré kenn mënu ko bloqué quel soit yow doole ji nga am te loolu nag lañ bëgg mu dakk non seulement si biir université Gaston Berger waaye fenn si Sénégal bu ñu bloqué benn compte université wala di ci jël xaalis boo xam ne ay fonds commun partage lañ koy def ndax xam nañ ne at baa ngi bëgg a jeex au ministère des finances dañuy ñëw seen ay fonds commun loolu moo leen gën a yitteel que Sénégal am stabilité que réew mi jëm kanam te loolu nag duñ ko nangu moo tax ñu arrêté état du Sénégal arrêté liggéey si diiru ñaari fan. ba tey ci njàng mi dafa mel ni bukki ba matt waa Gaston Berger moo xuri waa université Assane Seck ba daanu Ziguinchor ñoom itam sees ba ca gox ba daal dinay wari seen xaroxol te la xew na daa jee doxi dëpp la yoon ñoom itam ne ñu rawatina sax bor ba ne amee na ko ñoom it daanaka lay yoot Gaston Berger moo leen jàpp ak ñàkk doxal lu jaadum lii moo tax ñoom itam ñu ni bundi fu ndànk bankum loxo dañu ca yegg ñu ngi woon te jamu yaatu kenn ci ñoom yore wàllum communication ko du pee Boubacar Diouf am na lu mu dénk Assane Ba. ñu ne ab tekk-tekkaaral day yàgg na gis nañ ko ñoo ngi koy joytu ba tax tey ñu jël suñu kàddu pour yëkkati si ñetti mbir yi nga xam ne benn bi mu ngi nekk suñuy texte de gouvernance ñi nga xam ne ba tey signé guñ leen beneen bi mooy budget bi nga xam ne dafa tuutiwaay boo xam ne jéggi na dayoo si xalaat ak leneen beneen poñ bi mooy sànce yi nga xam ne ba tey ñoo ngi nii dara defaluñ ko si yoo xam ne mun na tax ba nit ñi mun a jàng si anam yu mucc ayib moo tax ñu ne tey coordination bi mu ngi exiger ñu signer texte de gouvernance yooyu si diir bu gàtt si beneen poñ bi ñoo ngi naan soo xoolee ñun suñu budget lott boo xam ne dafa doy waar ndax bariwut ba pare soo xoolee depuis 2019 ñun ñoo ngi nekkoon si amoon 4000 étudiants muy ñeenti junni ndongo tey gi si waxtu gi ñuy wax 2021 ñoo ngi si fukki junni ndongo yoo xam ne ñoo fi nekk soo xayma li nga xam ne moom lañ leen jagleel si wàllu muy ndongo yeeg ñi nga xam ne ñoo fiy jàngaleeg ñeneen ñi muy PATS bi budget bi mu ngi toll si 4 milliards juróom-ñaari téeméeri millions si xaalis te loolu tuuti boo xam ne soo xoolee diggante 4000 ba 10 000 si ab ndongo donc loolu nekk loo xam ne méngoowut ak li nga xam ne moom la ñu war a am si xaalis pour mun a doxal mbir yi ba mu ñoŋ ni mu war a ñoŋee ñu ne soo xoolee ab tuutiwaayu budget boobu ak li nga xam ne moom la université boppam yore si yoreel xaalis dafa jégg dayo ndax 4 milliards la ñu am 700 millions ñoo ngi yoreel askan wi mu nekk impôt mu nekk FNR mu nekk fournisseurs yi waa Sénélec Sonatel ak SDE soo ko xaymaa mu ngi toll si 4 milliards maanaam 4 milliards si xaalis. mi ngi noonu 4 milliards bor yu université Assane Seck ba ca Ziguinchor amee ña koy jàppal ci liggéey ba lii fixe bi la lii itam
soxal mbirum ñu leen di dimbaleek wàllum ndox la ci aju dañuy toppat wàllu guddi mel incha allah ci na mu gën a yaatoo ñu xuus wutali diwaanu Latmingué benn commune la bu nekk fe nga xam mooy ca diwaanu département bu Kaolack ndangaan foofee meex ba docteur Macoumba Diouf moo doon neexal ña fa nekk ay jàmbaar ci élèves yëpp mu maire élèves yi jox leen ay raaya waaye tam neexal leen waaw góor ba mu noppee kàddoom jib nag Adama Sarr. thème bi ñu jël maanaam xalaat di ndar képp journée excellence bi nga xam ne ni ñu war a delloosee jikko yu baax naka la mën a lënkaloo ak njàng mu bët ak njàng mu xarañ loolu dama ko rafetlu maa ngi lay fàttali léegi rek nii xam valeur yooyu ni mu amee solo ci doomu aadama rawatina xale moo tax président de la république bi mu jotee réew mi mu ne nañu delloo si valeur yooyu. altine bu nekk bu jiitu ci weer wu ne def doon woote fële ca palais pour kan mënoon na woo ministre yi rek mënoon na woo directeurs yi rek waaye déedéet ñi gën a ndaw tout tànk yi lay woo ñu jëlee leen ci case de tout petit yi jóge fépp ci réew mi indi leen fa mu saafonte ak ñoom waaye fàttali wante ak ñoom valeur civique yi réew mi am. li muy tekki it mooy Camara kon résultat boobu it bi ñu am tey kon xanaa wane na ni ñun li dal soccet ci bi ñuy wax lem leen seen tànk moo ñu dal ci fànn boobu résultat yi yegg si fi ñu yegg si tey kon mën nga gëm ni cultiver nañ valeur citoyenne yooyu civique yooyu du moins ci école fii ci commune bu Latmingué. leneen ci xibaar mi ngi jëm ci mbirum xëyum ndaw ñi Sénégal macha allah bari nay ndaw mu sukkandikoo ci ANSD bangaas bi dénk natt ak saytu nekkinu askan wi suñu yokkute nee ñu téeméer boo jël ci askanu Sénégal daanaka jege na juróom-ñaar fukk ba nekk ay ndaw moo ne nag seenum xëy moo jafe lool ci réewum Sénégal loolu tax sax daanaka ñoom nee ñu ñàkk am doxinu tegu ci yoon maanaam politique buy tax ba xëyum ndaw ñi war a mën a sottim ay dig daal bari na fi ñu fi aw ci ay nguur ba fii tey lii la seen kàddu jib ci gëstu si dina Alioune Sow àndoon ci ak Moussa Fall reportage. fi liggéey amu fi de dañ leen dina la ñuy liggéey mais liggéey amu fi franchement. man daal maa moom sama ngëm-ngëm mais gëmuma ko man parce que au départ la ñu diggan ndaw ñi mais loolu lépp ba tey France daali xëddeen ñun gisuñu dara. mu nekk am njàmbat bu yàgg waaye saay si témbee du lenn lu ñu mën a laxas ci aw këyit luñ ci gis ndaw yi nee nañ mënatuñoo dëkk ci dige yu dul jeex teg si di ñaawlu tamit doxalinu yenn ci entreprise yi. da ngay gis place ku retraité liggéey ba retraité du génn ci place bi day toog continuer ay élèves dañuy jàng ba sonn duñu am liggéey loolu rek moo waral chômage bu bëri bi. nguurub Sénégal dafa lajj ci xëyu ndaw ñi politique bu bon ak dige yu dul jeex képp moo ko lal. depuis événement mars yi ba tey xëy na affaire yi yàgg na mais ba tey gisuñu loo xamante ne lu changé état bi deful lu mu war parce que tey bu fekkente ne loolu amoon na war na xëy na duñ fi àgg quoi si chômage yi dina lu bëri dina changé quoi. et tout récemment sax maa ngi dégg si yeneen recrutement gendarme et police yi muy def sax ba tey dafa doyul dafa waroon ëpp yokk même si enseignement bi si yeneen domaine quoi dafa waroon ëpp loolu foofu waaw ils sont totalement échoués sur ce domaine là. wut liggéey ci mim réew nekk lu jafe-jafe amul nu mu metteewul mu nekk ay kàddu suñuy interlocuteur. am nañ problème pour ñu am liggéey ndax man mii di wax ak yow. jàng naa ba pare mais mënuma am liggéey dama doon jàngale si kër yi après bi corona bi commencé lépp arrêté aw ma lu ma doon def léegi ma mujjee dugg si jaay café bi ak ataaya. ñun ñu ngi nii ñaata personne nga fi fekk nga fi lu mat ay 6 personnes ñu ngi toog parce que liggéeyatuñu parce que gisatuñu lu ñuy liggéey. ci programme xëyu ndaw ñi gouvernement bu Sénégal nee na dina jël juróom-benn fukk ak juróomi junni ci ay ndaw waaye dey ndaw yi gëmuñu ko benn yoon ndax nee nañ saay su ne dige yuñ leen di def duñ ci gis dara. Seydina Alioune Sow bu fekkee yenn ndaw yi amuñum xëy ñii moom ña ngay xëy di kocc koccal ña ngay ràngu di xool lu su mën a baana ci mbeddi Ndakaaru yi. waaye nag jamono ji fu bari ci Ndakaaru doon faa nekk di gas ay chantier BRT moo fa jaar boo deful ndànk li mel moo tax ñu ni seen bakkan mi ngi ci xottu gerte ndax nañu rombee pax yaak liggéey ba yor seenum njaay di wër di xool ku leen mën a wutalum koom
lii nekk na ci ñoom gàllankoor gu mag lu mel moo tax soxna Aïssatou Kane ànd ak Augustin Mbandang seeti leen reportage. si yoonu lycée Blaise Diagne bi yëpp liggéeyu BRT sonal loolu ñii di wër di jaay si mbedd yi. liggéey moom vraiment yàqu na complètement parce que avec ça nii doo gis benn client doo gis dara mais comme lii leen xam amoo nooy def. donte dañuy daj ay jafe-jafe bés bu nekk BRT bi da leen a gën a yokk coono di ñu xamal jaaykatu ceinture bi. même bu dul travaux yi am na risque waaw travaux yi nag moom yokku na risque mais moytu rek. te kenn si ñoom amul assurance maladie bu ñu amee accident. nga marchand ambulant moom amul assurance waaw loolu moom aussi moom ñu ngi koy jooytu foofu aussi di ko déplorer bu baax a baax. ñu ci état mu ne jàppale wala ku nga xam ne maire Liberté 6 bi faj waajooju noonu damm ci tànkam yàqu. mu toog si wetu ab foos boo xam ni ndox baa ngi ball bu baax travaux yi fi jaar jaaykatu ginaar gi daa mujjee nekk ab ambulant te boobu ba léegi dara doxut. man xam naa am na risque wóor na mais su fekkee li waa ji mi ngi liggéey moom damay dem ci ginnaaw barrière bi rek koo gën a yokk waxum problème da ko damaa gën a yóbbu teer kay wax dëgg yàlla parce que dara doxul y a rien wax dëgg yàlla ñu ko yàkkamte teen mu jeex. keneen ki di jaay jiin daa mujjee sax jaaxle. loolu affaire bi métti na trop xam nga ñun lii la ñu am quoi jënd say bagage dem jaay beneen saa da ngay teg say bagage fenn sax gars yi ñëw tere la foofu te mënoon na ñoo bàyyi lii dugg ci leneen mais loolu xam nga ne loolu neexul ci xol aussi mais métti na trop nag. ginnaaw ba benn ndaw amee ab gaañu ci tànkam ndax liggéeyu BRT bi ñu bëri ci ñoom dañuy gën a moytandiku lépp ngir bañ a loru. ñu jël gaal tëmb wutali île du Saloum ca île yooyee bokk na ca benn île bu ñuy wooyee Bosinkan la tudd gox booy daanaka mës naa wax ni bari nam koom waaye dafa tëju ràpp daanaka ab île la gaal rek moo fay dem moo ne bu nu amoon jëmtukaay mën a jàppale daañu mën a tax ba gox ba la fa am ci koom ñu mën koo mbelli ña fay nekk mën koo jariñoom ñu xuus ànd fa gëstub Adama Sarr. digganteem ak arrondissement bu Toubacouta toll ci ñaari waxtu ci gaal île bu Bosinkan nag bu weesoo lii di napp gi wàllu tourisme itam am na fa doole lool. potentialité yi de loo xamante ne ñu ngi ci biir géej bi comme femme transformatrice yi comme ça li ñu am ci géej ci wàllu tufa ci wàllu yoxos ci wàllu paañ ak yet yi bari nañ léegi boo demee si aussi sur le domaine continental di tey ak buy ak les anacards yëpp ñu ngi fii léegi boo demee si yeneen côté yi aussi tourisme aussi il y a beaucoup de ballons il y a beaucoup d'endroits am ak coquillers yi ak les îles coquillages l'île de Bangrousse tout il y a environ presque tout. ay jafe-jafe nag bari na fi lool ndax kat dëkk bii di Bosinkan ndox moo ko wër soriwaayam nag tax day bo lu bari ci ay infrastructure amu fa. moom dafa nekk dëgg la boo xamante ni dëgg bu éloigné la maanaam dafa sori donc bu ñu sañoon comme ça ñu am autorité comme ça ñu am ay forces de sécurité et de défense ñoo xamante ni à chaque fois bu ñu amee ay problème wala ay délit wala ay vol wala benn terroriste mën na ñëw fii on ne sait jamais kon bu ñu sañoon rek comme ça bu ñu amee ay ASC wala ay benn base rek mu ñëw fii implanté fii wala au moins comme ça ñu ñëw fii de façon régulière pour au moins couvrir le village. waaw def nañu ay démarches yu bari pour ñu am courant mais léegi l'État nous a dit l'État def ñu naan comme ça courant bi day am parce que def nañ ay délégations yu bari def nañ ay demandes yu bari pour que l'île ait une électrification. askan wi yeewoo ci île bii di Bosinkan nag ñu ngi leen xayma ci 300,000 doomu aadama. jaajëfal Adama Sarr ak Astou Mbaye ci liggéey bu ni mel
waaye itam sant leen gërëm leen ci ànd bi ñun ci TV li mu tëj pàccum xabaaru Maraxim bàyyi leen ak programme mu doxal ba ci kanam moom bloc d'information bi Cheikh Xasana Fall ak invité am dana amaat xabaar incha allah 19h45 la doon ak soxna Adama Anouska Ba illa liqa